auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen dalal tey jii seen makkaanu leeral TV tey dafay dalal gan goo xam ne macha allah jaar-jaaram ak engagement politique ak xam-xamam nekk na loo xam ne askan bi yëpp dañ ko war a rafetlu kooku mooy kan muy docteur Diallo Diop. Docteur Diallo Diop mooy nekk le secrétaire général honoraire du prestigieux parti de Cheikh Anta Diop bi nga xam ne il a marqué l'histoire du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Un historien hors pair, un savant émérite. kooku du nu mukk finir de le célébrer wante tey du moom moo nu fi indi tey du loolu moo fi indi tey docteur Diallo Diop. Docteur Diallo Diop dafa am loo xam ne tey jii daf ko war a fàttali askan bi mu nekk loo xam ne mu nekk tiis bu mag a mag a mag a mag mu nekk naqar boo xam ne dafa fees suñu xol boobu léegi yàgg na sa boobu léegi amuñu ku nu ko fajal mu ñëw nag tey di waxtaan ak askan bi di tax mu ñëw bàyyi soxlaam yépp mooy tey jii muy 11e jour du mois de mai la magam gi ñu doon wax Omar Blondin Diop génne àddina. Loolu moo tax tey jii ñu woo ko mu bàyyi soxlaam yëpp bàyyi yitteem yëpp ñëw pour waxtaan ak askanu Sénégal ak askanu Afrique. loolu moo nekk li nga xam ne moom la ñu ubbee waxtaanu tey jii di leen bàyyi nag docteur Diallo Diop mu nuyu leen. su leen nuyoo ba pare ñu ni tàllal sunu loxo sunu boroom ñaanal ki nga xam ne moo fi jóge muy Omar ñu ñaanal ko sunu boroom tabaraka wa taala daal di ko baal lépp loo xam ne mënoon na ko topp mu jégal ko lépp loo xam ne mënoon na taq si moom mu tabal ko si àjjana firdawsi di ñaan moom fa mu nekk tam muy ñaanal réewam di ñaanal askanam. Bismillah, docteur Diallo Diop Blondin, à vous la parole. Dalal nañ la si leeral bismillah. jërëjëf Ndiaye jërëjëf ci invitation bi jërëjëf ci ubbiteewu waxtaan wi jërëjëf ci fàttaliku bi maa ngi nuyu mbooloo mi ñi ñuy seetaan di leen gërëm di leen sant ci seen teewaay ci bés bi nag mooy bésu ñeent fukki at ak juróom-ñaar ginnaaw bi suñu taawu kër Omar Blondin Diop dëddoo. ñetti at des balaa muy mat genn wàllu xarnu yàgg na te waaye yàggul ndaxte anam yi mu génne àdduna ak ni mu ñu mettee dafa mel ni démb la woon kenn mën na su ko fàtte. mettit bi day wàññeeku day giif waaye du wér góom la ñu dul wér te fàtte loolu mënul nekk ñun mënuñu koo fàtte te moom la ñuy yóbbaale suñu bàmmeel. léegi nag li tax ma teew mooy màggal bés bi màggal Omar ak kii suñuy wayjur te it jéem tontu ci lépp lu ñuy laaj ci di jëm ci Omar ak ki dundam bu gàtt ak deyam bu metti
waaw jërëjëf docteur ñi ngi lay masawu di masawu tam askanu Sénégal di masawu askanu Afrika ndaxte Omar dafa meloon ne sunu borom daf ko tànnoon ci xale yi nga xam ne ñoo nekkoon yaakaaru ëllëg mu def ci moom xel boo xam ne macha allah mu àgg ci jàng foo xam ne Léopold Sédar Senghor bi nga xam ne moo fi nekkoon ñu def ko maanaam sa yan na ma yàlla baal koo xam ne dafa jege li ñuy wax demi-dieu moom Omar diplôme ya mu amoon ak concours ya mu réussir Senghor musu ko xalaat say dëkku pour dugg foofu muy école normale supérieure donc Omar yàlla jox ko xel moo xam ne macha allah wala loolu terewul fépp foo xam ne xale yi àddina bi jóg noonu di fippu di jóg di xeex muy jóg ànd ak ñoom mu nekk li ku doy waar loolu nag c'était son destin noonu la def jógee France si revenir en Afrique fekk nu si suñu situation d'esclavage qui perdure à travers le néocolonialisme mu dugg dans un combat qui n'était peut-être pas le sien parce que moom il n'avait qu'à faire un pas pour arriver à l'agrégation et réussir sinon mieux que Senghor et prétendre le remplacer un jour et Senghor a eu peur donc docteur damay ñaan fi mu toll ni askan gi ngeen baal ma tam yéen tam bala ñuy sori si waxtaan bi dama bëggoon ñu ñëpp ñu taxirlu si bésu weeru koor gi si bés bii tey nga xam ne moom ñuy fàttaliku Omar ñu tàllal sunu loxo sunu boroom ñu ñëpp ñu ñaanal ko askan bi na ñuy ñaan ngeen taxirlu tàllal yéen tam seen loxo sunu boroom ñu def suñu defee basmala ba pare ñu def fukk yoon ak benn ixlaas daal di ko jox Omar fa mu nekk nii ngir sunu borom yërëm ko yëkkati ko tabal ko ci àjjana firdawsi bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله تبارك وتعالى teral Omar Blondin Diop sa àjjana firdawsi amiin yaa rabbi amiin 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 léegi nag docteur Diallo Diop kurus gaa ngi nii ñu teg ko sa loxo nga koy fàttalikoo sa mag jooju génn àddina bismillah jërëjëf waaw jërëjëf amiin amiin yaa rabbi amiin 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 waaw donc mbokk yi loolu mooy sunu aada mooy sunu baaxu maam li ñu def léegi xëy na du ngeen ko faral di gis ci ay émission am na sa ñooy laajte waaw seen animateur boobu sëriñ la wala lu ma doon déedéet doomu askan bi rek la doomu askan bi boo xam ni dafa bëgg lépp lu muy def mu sukkandiku ci baaxu maamam ñun l'islam dafa mus a nekk suñoo xam ne dafa bokk ci ñun ala kulli alin moo tax li nga xam ne tey jii mooy waxtaane tey jii muy fàttaliku Omar ñu koy wax ne gàcce ngaalama xale bi sigil nga sa réew sigil nga sa askan moo wax tey jii du ñuy jublu
si ki nga xam ne mooy sunu mandarga réew muy drapeau national boo xam ne dafa am ay symbole yoo xam ne moom nañu matérialiser ici à travers le vert, le jaune, le rouge et l'étoile. suñuy ñëw si ni mu tekki ñu ñëpp xam nañ ko gàncax alal ak deret ju tuuru deret ju tuuru ji nag mooy deretu Omar Blondin. darom Omar Blondin mooy héros yi nga xam ne seen deret moo nandal suuf si nga xam ne moom noonu donn si suñuy maam. moo tax képp koo xamante yëgati nga taxaw yëkkati sa tànk teg ko si suuf si fàttalikul ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb ñoo nu meññ ñoo nu jur ñoo def ba nga xam ne Sénégal nekk na réew moo xam ne bu ñu ràññee si àddina bi. donc moom la ñuy wax le sang rouge bi nga xam ne moom la ñu mandarga avec ce drapeau national. mais tey nag du drapeau bi na ñuy màggal malheureusement ki nu màggal daf fi jóge moo tax askan mi nan ma baal réew mi nan ma baal li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy drapeau national. tey yi du bésu bànneexu du bésu màggal sunu réew bés la boo xam ne tiis ak naqar moo tax damay jóg jël drapeau bi daal di ko muur ëmbal ko li nga xam ne mooy métit bi nga xam ne moo nekk suñu xol nekk suñu xel moo nekk ci réew mi tey jii nga xam ne dañuy fàttaliku Omar Blondin. jërëjëf docteur ñu delloo la kàddu gi nga am la ci yokk bismillah. jërëjëf li nga def nii moom lu yéeme la lu rëy la tamit li mu ci yokk mooy suñuy drapeau bii nga mandargaal dañ ko bokk ak ay réew Afrique yu bare bari li ko dooree ci réewum Ghana mi njëkk moom boppam jël indépendance balaa sax Guinée bu Sékou Touré di jël bosam muy 1957 soppi turu réew mi ñu ko doon tuddee dëkku wurus Gold Coast mu ne mukk mu jël suñu ay cosaan yu gën a màgget yu gën a sori ci gannaaw muy empire du Ghana tuddee ko réewam jël drapeau boobu muy vert jaune rouge teg ci beneen biddéew waaye bu ñuul la woon biddéew bu ñuul ndaxte réew nit ku ñuul la woon te vert jaune rouge boobu seq nañ ko ak ay réew Afrique yu bari li ci am solo mooy lii ëllëgu Afrique mooy bennoo nekk benn du ñu yem ci am mennum drapeau benn falaal dañ ci war a boole bu doon bennum réew bennum yoon mennum njiit ak benn jublu muy benn pas-pas mooy unité africaine mooy panafricanisme bi ñëpp di woote waaye ñu koy woote dañoo bari te wute am ñi ko gëm bëgg koo saxal bëgg koo wéyal bëgg koo doxal ak ñi koy mbubboo ngir seen njëriñu bopp te gëmuñu ko li ñu mën a wax ci panafricanisme ak drapeau bi dañu mën a wax tamit ci militant yi ak doomi réew mi ak njiitu réewu Afrique waaye li ñu mën a seetlu mooy ñi nga xam ne Afrique leen yëkkati woon te seen jëmm bopp taxu leen woon a jóg ñi ci ëpp li ñu def Omar lañ leen def dañ leen a boom di ko tàmbalee ci Patrice Lumumba mujjee ci Muammar Kadhafi kenn mënu leen lim te doo am koy bàyyi ndaxte balaa Lumumba sax Barthélemy Boganda dañoo daaneel avion moom moo yore woon li ñu doon wooye booba Ubangi Chari muy Centrafrique bu tey
ba ci beneen avion bi ñu daaneel bu te njiitu réew doon doomi Afrique nekkoon ko mu doon avion de commandement muy Samora Machel le libérateur du Mozambique ak ñoom Cabral ñoom Sankara ak ku lim juum sa seen sacrifice dafa nekk loo xam ne man li ma xaw a gën a jaaxal mooy nit ñi duñ koy suufanteel di ko fàtte sa dootu nekk ci seen xel loolu mu nekk loo xam ne tey de bés bii ñun du ñuy màggal ki nga xam ne mooy Omar fu nu ko teg rek weesu na foofu docteur dama bëggoon ngay ñëw ci nit kooku kan moo nekkoon Omar Blondin. jërëjëf Omar moo doon suñu taawu kër ni ma ko waxee ci njëlbeen suñuy waajur ay doom yu góor rek la ñu am fukk ak benn car macha allah Omar doon taaw wéy ci ndigalu waajuram te suñuy waajur sama papa fajkat la woon docteur la woon sama yaay di réewlekat sage-femme jàng daal lañ ñu sasoon li ma leen di laaj mooy ngeen jàng ba mokkal li ci des yëpp maa ko res loolu la paa bi daan wax Omar nag dégg digal ba ci wéy ci ndigalu papaam moo ko yóbbu ba école normale supérieure ndaxte paa bi moo ko doon jiital bi mu yeggee ba mu doon xew-xew ci réew mi doon guléet moom daf ko bett ndaxte bi mu duggee ci daara ju mag jooju ci tugal bari na ci woon ay morom at mu ne lu ëpp téeméeri doomu tugal ñoo daan dugg ci école boobu Omar doon benn ci ñoom kon nag xam nga moom pour moom jarul woon a coow jarul woon a wax jarul woon a màggal waaye li mu doon guléet ci réew mi moo tax nit ñi ràññee ko waaye moom taxul mu soppeeku waaw dafa woyofoon ubbeeku tabe bëgg mbokk te baax daal yaakaar naa ne li ko dal li tax mu dal ko mooy li mu bañoon a jaar ci yoon bi nga xam ne moom la tubaab yi di xàllal ay doomu Afrique yi nga xam ne jàngal nañ leen ndaxte bu leen fàtte mukk ne ci jamono nooteelu jaam ji muy tàngu esclavage ginnaaw daw rëcc lii mënoon a tax ñu boom benn jaam baa ñu dagg ay tànkam moo doon jéem a jàng jéem a fer iji fu ñu bettee ab jaam ci plantation bi mu yore ab téere walla di jàng xayma dañ daan xam ne kii moom daa bëgg a daw daa bëgg a raw daa bëgg a rëcc génn ci buumu jaam yi dañ daan dagg ñaari tànk yi pour mootul mënati daw dootul mënati dem. Macha Allah. kon soo gisee tubaab yi dem ba ubbi fi ay daara di am ay nit ñu li ñuy jàngal dañoo bëggoon jàngal ay nit ñoo xam ne dañ leen fii nekkal liggéeyal leen. mooy li ñuy woowee auxiliaire. waaw ndaxte ku dem ba siif ab réew. soo fa bëggee toog yàgg soo fa bëggee sanc soo fa bëggee samp faw nga am ay doomi réew mi lay jàppale. dëgg la. gën jaa néew ci làppatool la ndaxte déggoo làkku nit ñi. soo bëggee nit ñi wéy ci sa ndigal faw li nga leen di digal. ñu xam lan la kon di nga soxla ku la koy firil ku leen koy firil. mooy te école bi tubaab bi njëkk taxawal fii ci Sénégal ndaxte Sénégal mooy seen première colonie en Afrique. dañ ko tuddoon l'école des otages et des interprètes. nangu seen doom. wëlbati sol leen xel. ngir wëlbati leen ñu liggéeyal la te bañ a liggéeyatil seen réew. waaw docteur loolu est-ce que antu na. antu na antuwul. ndaxte noteel. lu mu yàgg-yàgg lu mu metti metti lu mu tar-tar faw mu am ñu koy dékku ci ñi ngay noot waaw waaw niñ koy dékkoo nag
dafa bari te wute am na ñoo xam ne xaru buumu jaam moo leen gënal buumu jaam xam nga ñooñu rëcc nañu waaye dañoo ci ñàkk seen bakkan am na ñoo xam ne nag mooy rebelle yi dañuy jóg taxaw jàmmarloog yow waaw mbaa ñu jël sa bos waaw docteur dugg nga ci maanaam l'histoire de l'Afrique, l'histoire du colonialisme. C'est une histoire douloureuse, complexe. Mais duñ lay ñaan dellusiwaat rek ci Omar. waaw. li Omar bañ nekk jaamu tubaab fekk jox nañ ko daanaka jotoon na ay lijaasa yu gënoon a kawe ci daaraw màggu tubaab yi dañu ne borom xam-xam bu tollul foofu te bañ a nekk suñu nit suñu nonoo mën nañoo gaañ kon gàttal ay fanam faagaagal ko moo gën a moo ëpp njëriñ que bàyyi ko mu wéy. Gis nañ ko si tooguma la gis nañ ko si yeneen anam maanaam si diine bi ñu mag ñu mel ne Cheikh Ahmad Bamba ak ñeneen ñu mel noonu nga xam ne duñu dem ba ñun ñi ràññee leen si seen xel si seen xol bu rafet si seen taxawaay bu amul fu mu muntu toll mu nekk yaakaar askan bi yëpp ñooñu yëpp ñu ngi leen di sakkal pexe kenn par kenn sa Omar amoon na xel moo xam ne loolu ëmp ko woon waaw lu tax nag léegi malgré tout ça mu dugg dans un combat qui était à la limite sans issue si je peux le dire ainsi. Qu'est-ce que tu en penses nan nga ko xalaatee. La lutte assez risqué ku xas ba bañ doo nangu sukk doo nangu nekk jaam su dee borom jaam yi ay nasaraan la ñëw jël sa bakkan ak naan ndox la ñu yemale lu ne xaj na ci kon nag soo jàppee ne yow bañkat nga da ngay daal di fagaru rek xam ne sa bakkan xaj na ci mu ngoog. léegi damay bëgg ñu dellusiwaat encore si Omar xam nga lu tax gis nga kër gi ma nekk fii damay ëlbatiku di laaj ak ñi nga xam ne damay liggéey ak ñoom waaw yéen est-ce que xam ngeen ko doon Omar Blondin dama fa jëlee kersa ak gàcce ndaxte ci juróom ñoo ko laaj ñeent yi xamuñu ko. waaw mais sëriñ bi loolu warul naqari ndaxte am na fii ci réew mi ay bañkat ay xeexkat ay xarekat yu ëpp maqaama Omar téeméeri yoon te suñuy doom ak suñuy sët xamuñu leen laajal waa réew mi kanay Mamadou Dia ñu bari xamuñu ko te fu ñuy wooyee père de l'indépendance fii ci Sénégal du keneen ku dul Mamadou Dia kon indépendance ak drapeau bi ñuy coow bi ñuy bàkkoo moo ko sabab mais li ñuy jàngal suñu doom ay fen la mun ma ko waxee neneen bi suñu nee Senghor le père de la nation ou le père de l'indépendance fekk Senghor bi référendum bi di taxaw en 1958 nanguwul woon voté non oui la ne nañu voté non mi ñuy jël indépendance 1960 bi muy weranteeg Mamadou Dia daf ko ne teelagum na mënaguñu demal suñu bopp Mamadou Dia laaj ko ba kañ mu ne laaj na gën jaa néew fanweer ba ñeent fukki at balaa ñuy mën a jël indépendance waaw ñuy werante moom ak moom ba wàcc ci ñeenti at waaye bi la Guinée jëlee indépendance ci référendum bi moom kese la ñu rajaxe programme général de Gaulle de communauté franco-africaine tegul ci sax ñaari at ñëpp dem indépendance ñi ko bëggoon ak ñi ko bëggul woon. damay rek ma desuwaat tuuti si gannaaw parce que Omar moo tax tey jii man lépp loo xam ne très peu waaw loolu aussi beneen mbir la waaw non jërëjëf waaw mais docteur ma toog naag mais
dama nga baal ma de man dafa amoon si benn kuréel boo xam ne dama fa doon yëngatu West African Research Center dama fa doon daje ak des docteurs sortis des grandes écoles ñuy réunion su ñu demee ba dugg dans le débat sur l'identité culturelle africaine c'est soubassement tu trouves des docteurs agrégés des académies qui ne savent pas décrypter des composantes qui sont le facteur psychologique, le facteur linguistique et le facteur historique. mu jaaxal ma ne ñii ñooy jàngal sunu doom yi ndekete yoo jàng nañ ba ne ar mais jàngunu lu Cheikh Anta Diop def bind bàyyi fii. loolu warula bett ndax ñi leen jàngal muy tubaab yi ak li ñu leen jàngal muy seen programme d'éducation coloniale xam nga Cheikh Anta daan faral di wax dañ leen jàngal loo xam ne du seen njëriñ du jëriñu réew mi jëriñu tubaab yi la maanaam dañ leen di sol xel waaye duñ leen a yee dañ leen di gëlëmal. Cheikh Anta daan faral di wax ne ñaari xeetu jàng am jàng tari fàtte ak jàng mokkal sàkk xam-xam bu bees. waaw jërëjëf waaye tey gëstu am na gande macha allah waaw docteur su ma la bàyyee docteur su ma la bàyyee émission bi da nga koy jeexal si Cheikh Anta Diop sa loolu du taxaw ñu jóg tey de mais docteur circonstances yi nga xam ni na Omar dugg ponctuellement dans un combat où il n'était pas concerné au premier degré. On fêtait que l'arrivée de Georges Pompidou à Dakar. Affaire bi dégénérée, je ne sais pas, personne ne comprend comment les choses se sont passées jusqu'à ce qu'Omar perde la vie. am na ay doomi réew doomi Sénégal ñoo xam ne seen liggéey mooy defar ay film liggéey nañu gëstu nañu fexe ba ci seen doole kattanu bopp de kenn dimbaliwu leen xanaa ginnaaw suñu waa kër mbokk Omar yi parce que dañoo ñëw di laajte ñu dimbale leen jox leen génne leen archive familiale bi defar nañu ab film boo xam ne daanaka antu na pare na su dul woon li ñuy woowee mbas mi tur boobu mu xaw ma ko woon de ci xew-xew yu bees bi laa xamoon ne xaw ma man balaa laa xamoon voilà mais xaw ma mbas xaw ma woon ne mooy épidémie mbas mi moo tax ñu toxal génnewu film bi mais ci bés bi tey jii lañ ko façonné yéenee avant première ndaxte film bi mat na pare na film boobu nag dina leeral lu baree bari ci jaar-jaaru Omar yi lu xew ba mu mujjee kaso maanaam li ñun ñuy defoon ñun ñoo sabab mbir mi ñun ñoo waral loolu yëpp ndaxte ñun ñoo taal centre culturel français mooy le groupe des incendies ay rakk Omar ak ay xaritu Omar ak ay doomi réew mi ñu xam ne xam waaw ci laa bokkoon. yow mii si nga bokkoon. waaw. ñaata at nga amoon jamono jooju. fukki at ak juróom-ñett. rek waaw. mooy yow lu dugal si loolu. di mettitlu ni ñu tubaab yi nootoon te mu feeñ ci ay anam yu naqadi mooy atum lëmm la ñu toog di waajal ñëw Pompidou boobu ci Dakar. mais docteur nga baal ma de waxtaan la boo xam ne duma la bàyyi rek tari li nga xam ne mooy dama ne yow mii yow may ma waaw fukk ak juróom-ñaar mais koo xam ne sa waajur docteur kooku ñàkkaloo dara mais lu tax yéen yàlla baaxee leen loolu yëpp ngeen am lépp loo xam ne bëgg ngeen ko seen papa seen baay ñu ngi leen koy baaxeel di leen ko wuutal maanaam xiifu leen maru leen raflewu leen mais lu tax ngeen dugg ci xeex boo xam ne vous n'étiez pas les premiers concernés. nag ñu bari loolu leen di nax ndaxte soo xiiful soo mosula xiif mosoo mar mosoo rafle dal nga école publique maanaam doo fay ay foyukaay soo dee gune
bay dem vacances loolu yëpp moom nga màggaale fa ngay xam ne àdduna yemul ci lekk ak naan way ak fecc nit li mu gën a ginnaaw ngelaw ak ndox loolu xam nga ngelaw ndox ak ñam la ñu nit dundee waaye moom sa bopp gis nga la charte du Mandé non la vraie charte le serment des chasseurs mooy Dosso Kalikan voilà le serment des chasseurs article 7 parce que 7 article rek la alors que Kouroukan Fougan moom ñeent fukk ak lu ëpp la dañ ko ci yokk mais le serment des chasseurs qui va devenir la charte du Mandé en 1222 pour le Souniata Keita et le royaume de l'empire du Mali c'est en 1212 la ko gars yi waate rëbbkat yi waaw article 7 bi li muy wax mooy nit de ndox ak ñam lay dundee waaye su loolu motee dafa bëgg mën a wax sañ a wax li mu bëgg a wax dem fi mu bëgg a dem waaw dégg nga ak def li ma bëgg a def loolu ci nasaraan lan la lu mu les droits de l'homme. c'est la liberté D'expression, de circulation et de la liberté d'expression et d'entreprise xam nga lu ma wax kon nag bañ a mar bañ a xiif bañ a rafle doyul pour mat nit faw nga moom sa bopp am sañ-sañu wax loo xalaat dem fu la neex ak wax loo bëgg a wax loolu la ñu amul woon nag ci jamono yu Senghor ndaxte parti yi di ko fi nekkoon syndicaliste yi sax soo nekkul participation responsable maanaam ànd ak UPS doo sañ a am taxawal syndicat ma jël ci ab firnde gis nga ñun suñu groupe ñu koy woowee lak taalkat yi incendiaires yi bi ñu taalee centre culturel français ak ministère des TP ndaxte li ñu doon suñu ab mébét li ñu doon jàmbat li ñu doon tawat moo doon dañoo wëlbati Dakaaru yépp parce que Pompidou daf fi naroon na ñëw am fi benn fanaan fi benn guddi champ de course ci jamono yooyee mooy allée du centenaire u tey ji dañ ko muré woon ak ay zinc pour que ñi bañ a gis ghetto bi dëkk bi plateau ñu repeindre immeuble yi yëpp tali yi ñuy defaraat tali yi lépp ndax nee na Pompidou doy pour Senghor day waajal ab xaritam ak moromam ak nawleem bi nga xam ne ñoo bokkoon daara ñoo jàngandoo lycée kenn xamul lu mu loon nirool nit koo xam ne mel na la benn fan la naroon def ci dëkk bi uti Abidjan waaw ndaxte da doon tournée c'était sa première tournée moom moo wutu général de Gaulle moo doon président Pompidou voilà loolu lañ doon kaas mais gis nga bi ñu taalee centre culturel ba pare ak ministère des travaux publics ñibbi génne suñu tract appel au peuple sénégalais. waaw docteur neex na bala ngay àgg foo xam ne nit ñaa ngi xaar ñu gindi leen ñu xam lii lu mu doon mooy yéen naka ngeen toogee ba seen xalaat toll foofu ba ngeen di jóg en fit di taal centre culturel et ministère des travaux publics. parce que gis nga ab réew su xasee ba moom boppam ñeenti mandarga moo koy firndeel ne yaa moom sa réew moom sa bopp da ngay am sa kaarangeewu bopp parce que yemul ci ab drapeau ak hymne national mbaa devise maanaam bàkk da ngay am sa kaarangeewu bopp am sa kopparu bopp am sa làmmiñu bopp
défense ak sa diplomatie wu bopp affaires extérieures yaa da ngay demante ak yeneen réew yi ngir weccante ay alal wala ay xalaat wala par exemple ñun dañoo ko diplomatie ñu doon amoon véritable diplomatie suy diplomatie yëpp mooy fexe ba Afrique nekk benn ndaxte moo koy tax a suqaliku loolu doxuñu ko. alors léegi. waaw c'est-à-dire dafa am temps bi dafa xaw a gàtt ba nga xam ne. mais ci wàll ci wàllu culture. bul tax ñu dal ci centre culturel français. parce que centre culturel français moo fiy saxal làmmiñu tubaab yi. di gëtën ak di nasaxal làmmiñu réew mi. loolu feek mu ngi moo fii ne. duñu dem fenn ndaxte nit ñi duñu fer iji. bis bi tubaab yi jëlee Sénégal ba léegi ëpp na ñetti xarnu ak genn wàll. waaye ba léegi soo jëlee téeméeri woon sénégalais. ñi ci dégg tubaab ñaata lañu. suñu motee fukk. weesu wuñ ko. donc juróom-ñeent fukk yi ci des nag. naka la ñuy bokkee ci réew mi suñu xamulee lu géej gi riir ndaxte nasaraan la nit ñi di wéyee moom la ñuy jàngale moom la ñuy doxalee ci administration yi loolu moo tax ñu dal ci centre culturel français ab misaal la woon daal. waaw yow ñaata xale ngeen woon ba ngeen jógee di fas loolu. na rak muy Mohamed dem si yàlla Mohamed Pam Ndiaye waaw gaañu na ñi gën a mettile mooy Ibrahima Paye Jackie moom ñu magoon ñun ñëpp moom musicien la woon moom maak moom ñu door perpétuité bi ñu àttee dañu jàpp après wala moom laa la doon nettali mais ma yeggale gis nga bi ñu taale affaire yi ba rëcc ñaari fan tegu ci rek Senghor daal di dem jël syndicaliste enseignant ñi ko doon sonal waa CES syndicat des enseignants du Sénégal moo doon ci jamono yooyu ñoom Iba Der Thiam ñoom Ablaye Thiaw ñoom ba dem si yàlla Mbaba Guissé ak ñoom seen lu mat fukk ci ñoom ci syndicat bi la ñu ne ràpp tëj bokkuñu xamuñu yëguñu tinnuñu xamuñu ñett ñoo taal centre culturel mais ñooñu dañu profité jàpp leen jiiñ leen ko nag tuumaal leen ne yéen ñi ko xëy yéen defu leen ko ndaxte ay mag ngeen mais yéen waaw mais est-ce que loolu c'était en rapport avec le mouvement de 68 ou bien c'était bien après parce que moi 73 71 3 ans après waaw d'accord mais on se rappelle qu'il y a eu des grèves successives hein bon donc oui tout à fait waaw responsable mais am na ay syndicats yu lankoon ne ñoom du ñu bokk CNTS kon kenn joxu leen seen récépissé donc Senghor jàpp ñu tëj leen waaye biñ ñu jàppee bés bi ñu de Pompidou di yegg si ñun ñu bëgg a delloo buum ci boy bi dem fa pour yónnee ay sànni ay cocktail molotov ci cortège ba waaw ba ñu jàpp ñu fa voilà yóbbu waaw presque daanaka waaw xam nga gone rek mata ñàkk xam léegi biñ ñu jàppee mais bàyyiwuñu ñoom Iba Der ak ñoom Mbaba Guissé ak ñoom Ablaye Thiaw dañ leen téye kaso bépp ñuy àtte ñun ak ñoom la ñu àtte si benn altine bi ci topp tribunal spécial àtte ñu ñun tribunal spécial moo li nar a mooy cour de sûreté de l'État bi fi nekk léegi mais bu ci jamono yooyu tribunal spécial la tudd dañu leen condamné tëj leen dégg nga mais ne leen léegi Senghor ne leen soo leen ma ñaanee njëkk dinaa leen baal waaw ba gars yi def seen lettre de demande de grâce waaw ñu génnee leen mais ñetti at lañ leen tëj fekk defuñu dara de te bokkuñu dara ak affaire ak tàkk-tàkk yi bi ñu signé ñu génnee leen ba noppi def leen sax rappel ay rappel de salaire dans waaw beneen histoire mais on revient sur le procès bi ngeen xam ne ak disons des condamnations alors condamnation yi parce que loolu am na solo parce que looloo merloo Omar parce que bi ñu jàppee balaa ñu ñuy àttee motoon na juróom-benn weer la ñu toog kaso bi ñu àttee nag ñaari perpétuité muy Jackie ak man Ibrahima Paye ak Diallo Diop ñaari perpétuité xanaa taal këru tubaab Senghor li ñu def noonu pour moom ak weddi si yàlla même ak weddi yàlla moom benn la de
moo tax mu ne lii moom leen rek a koy dakkal mooy ma dóor leen yat joo xam ne keneen du amati sañ-sañ boobu ba abadan ay gone voilà léegi ñenn Nuhum Camara bi nga xam ne moom kenn jàpp ko woon sax moo indi boppam bi mu gisee ne jàpp nañ ñu te moom mënatu ci dara parce que dafa bëggoon organiser pour ñu daw pour ñu raw sottiwul mu ñëw police livré boppam ñu dóor ko 2 fukki at Sidi Gueye ak Thiemokho Camara ku ci nekk fukki at tout ça c'est travaux forcés hein waaw sama rakk Mohamed Pam Ndiaye 5 ans il avait 17 ans boobu Omar mu nga bitim réew Omar bokkul ci loolu Omar moom laa la bëggoon a wax Omar moom boobu mu ngi école normale di parce que dàqoon nañ ko moom bi mu bokkee ci mbirum politique moo doon ci événement c'est-à-dire chaque fois que je vous dis quelque chose rek c'est parce que c'est en rapport avec pour expliquer pourquoi Omar a tout planté pour venir dire que il va nous libérer tu vois mais film bi ma nee naa la film bi xaaral ba mu génn il explique tout ça la primeur d'accord non en direct avec un acteur. Bon, donc le film, c'est un film, mais nous préférons... C'est un documentaire, c'est très bien. Mais quand on a, en fin de compte, du vrai, on ne peut pas le remplacer avec du faux, entre guillemets. C'est pas du faux, c'est un documentaire, je suis d'accord avec toi. Un témoin vivant, quand même, c'est une espèce rare. Nous en profitons pour que le docteur Diallo Diop délivre son message. Bon, nous sommes en fin d'émission, parce que malheureusement, beaucoup dans les minutes de l'arrestation, dans les minutes du procès, parce que tout ça c'est extrêmement important parce que loolu nañ foofu nañu jëlee ay jàngat parce que suñu émission bi gëstu la du émission boo xam ne qui plane sur l'événementiel et tout ça non on creuse la problématique et on approfondit donc docteur machallah content nañ bien que le temps ne nous a pas été très favorable hein li nga nu mën a wax dafa bëri sa dafa yaatu sa du em si benn yoon léegi nag duñ lay may rek nga def la chute pour nous permettre disons de te libérer parce que weeru koor la c'est léegi waxtu jot. jërëjëf si Ndiaye damay baamtuwaat samay gërëm ci li nga def nii may ma mën a wax ak askan wi ci bésu Omar ci mbiru Omar loolu am ñu maag sama waa kër sama mag ak samay rakk amuñu sa pay yal na la yàlla fay ngërëm bu amul àpp ci tënk li ñu mën a jàngat ci Omar bari na lool wante li ma ci gën a jàpp li ci gën a ràññeeku mooy gëm bi mu gëmoon Afrique dégg nga bëgg bi mu bëggoon mbooloowu Afrique li tàmbale ko ci waa këram ay waajuram ak i rakkam lu ne lañ ñu defal te it am fit waaw am xel am fit ndaxte fit bu àndul ak xel puukare la Omar daf ñeme woon ba noppi yeewu dafa jàngoon daal jàngantuwul woon dafa amoon xam-xam car macha allah te loolu tamit royukaay la maanaam suñu defee Omar royukaay li ñu war a tibb ci moom mooy tabe bi xol gu baax simplicité bi maanaam ni mu yemoon dafa réglé woon daal réyul woon tu vois fuuyul woon daal benn yoon nit njaay la woon nite waaw mën naa ko tënkee noonu woyof nite jàng benn ar ànd ak fit ak jub loolu lépp ci mennum nit mais yàlla la docteur bala ñuy jeexal dama fekkee waxtaan ñu ne de nguur gi de mi ngi waaj makkaan bi nga xam ne mooy école normale bu Dakar duñu koy jéem a màggal jox ko turu
Omar Blondin Diop. Ah docteur yaa ba ko gën a xam yëg nga ko. déet waay. ah su dee ñu ngi koy waaj. waaw yëgaluñ ko waa Kër Omar. muy benn. waaw ñaar. amul suñu benn faculté xam nga école normale mooy FASTEF. amul suñu benn faculté fii ci réew mi am turu nit. université bi la ñuy tuddee ay doomi réew mi yu ràññeeku. université Cheikh Anta Diop. Gaston Berger. Alioune Diop ak ñoom seen. Assane Seck et cetera Amadou Mokhtar Mbow. mais faculté amul benn faculté bu ñu tuddee am nit. sa FASTEF faculté la du université à part mais école normale la bon. Il n'y a aucune faculté qui porte le nom de quelqu'un loolu laa lay wax. alors voilà ma lay yoon donc gulet lay doon. voilà alors ma xamal la lenn. ndaxte waxtaan nañ si ak samay mag ak i rakk. ñun daal su dee Macky Sall dafa bëgg wane ne moom wute naa ak ñoomin Senghor Abdou Diouf ak Ablaye Wade. ginnaaw bi mu ñu mayee ñu taf ab plaque en fàttaliku ci cellule bi Omar ñàkkee bakkanam ci prison wu Gorée bi nga xam ne léegi musée la may nañu loolu en 2013 ci ñeent fukkeeli at mi te loolu guléet la woon kenn mosu ko woon def ci président yi fi nekkoon. su dee am na ab jéego bi mu ci bëgg a teg daal su leen neexee mën nañoo tuddee faculté loolu sañ la ñun amuñu ñaan ñu su dee amee ñu leen di ñaan li ñaan ñi yore réew mi mooy ñu dimbale ñu rek dossier judiciaire bi nga xam ne plainte la sama papa tegoon ci bureau tribunal doyen des juges d'instruction ñu sulli ko ubbiwaat ko te fexe ba mu antu maanaam leeral ci yan anam la Omar ñàkkee bakkanam waxuñu sax lañ ko boomee mais ci la ñàkkee bakkanam ci kasowu Gorée dans la nuit du 10 au 11 février 1973 ku ñu defal loolu moom wàccoog nga ko waa Kër Omar. dëgg la léegi loolu tam déggoon naa ko ci waxtaan boobu ne ni ñoom soxlawuñu ñu koy tuddee quoi que ce soit nañu defaat procès waaw loolu daal dégg naa ko. ça c'est une exigence de la famille. merci. que la vérité et la justice prévalent. jërëjëf docteur Blondin Diallo Diop jërëjëfati askan wi mi ngi lay gërëm di la sant si woyof bi nga ànd ba ñëw fii leeral waxtaan ak askan bi gindi leen si li nga xam ne mooy ki nga xam ne ñu ñëpp a ko bokk muy Omar yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana teral ko si àjjana firdawsi so moom tam fa mu toll muy ñaanal askanam ñaanal réew mi macha allah jërëjëfati docteur ñaanal Afrique waa kay le panafricain qui parle qui est en tout cas dans une dynamique qui perpétue à travers le monde, à travers ses relations, à travers son engagement kooku mooy docteur Blondin Diallo Diop secrétaire général honoraire du Rassemblement national démocratique parti de Cheikh Anta Diop jërëjëf docteur ba beneen yoon nga mun fi del si nag ñu waxtaan si mbas mi nga xam ne moo ëlëm àddina bi jaaxal askan bi c'est yow docteur en biologie yàlla jox na la xam-xam boo xam ne war nga ginde askan bi si loolu ñuy ñaan yàlla may la kàttan ba bés boobu nga mun na ko may del si fi ñu waxtaan mu nekk fii leeral mu nekk sa kër foo ñu oo rek docteur ñun tàllal na la suñu loxo tàllal la suñu micro ngir nga waxtaan ak sa askan jërëjëfati Jóoba Juba jërëjëfa Jóoba jottali waa kër gi yàlla fay Njaay chers auditeurs téléspectateurs chers compatriotes, nous venons de faire un tour sur quelque chose de dramatique, de douloureux qu'on a vécu et que nous voulions rappeler. Cette commémoration est essentielle pour que notre imaginaire se reconstruise,
pour que notre héritage s'appuie sur des valeurs fondamentales. Et Dr Diallo Diop-Blondin vient de nous donner quelques éléments sur le vécu de son frère qui est parti de manière si tragique. Et nous demandons à tous les Sénégalais, à tous les Africains d'avoir à son endroit des pensées pieuses et qu'il puisse se reposer en paix au paradis. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.